mais bu dee si wali yàlla itam ci yeneen façon grade yi da nga ciy gis ñoo xam ni yàlla may na leen pouvoiru ñu mën dellu si dundaat ci beneen zaman ñu xàmme nit ki bu ñu xàmmee nit ki bu delloo nekkaat ñooñu nga xam ni ñoom bu ñu taxawee yowmal qiyaam duñu wax ni kii la kii kële la dañ naan benn nit ki la fekk nit ki moo dund ci ñaari zaman yu bokkul noonu ruux yi di demeek di dellu si noonu ruux yi di demeek di dellu si moo tax di nga gis nit ci zaman mu nekk benn nit fekk jotoon na dund ci beneen zaman nekkoon ca beneen nit waaye lu dul ruux yi nga xam ne xayb dañ leen protéger comme ruuxu xulafaul arbaa yi comme façon de protection bi ñu def ci ruuxu aqtaab yi ak comme réalité bi am ci biir nga bëgg réincarné koo xam ne ruuxam ruuxu xutbu zamaan la woon da ngay gis ni dafa am ay processus parce que concernant côté xutbu zamaan yi 325 ruux yi dafa ca am ruux yoo xam ni yàlla daf leen bind def leen xutbu zamaan te mësuñu wàcc ci monde shahada seen mission yépp ñu ngi ko doxe ci xayb mësuñu judd doon doomu aadam ci monde shahada seen mission yépp ñu ngi ko doxe ci xayb yàlla rox yooyu nag lay permettre nit mën a judd ci monde shahada ñu indi processus de réincarnation bi ci moom mu dellu si am grade xutbu zaman ci monde shahada waaye fekk na du ko dox ci wàllu taxaw ci qadaratul ilahiya bi yore yat bi mais daf koy dox ci wàllu ruuxaaniyu ñooñu mën nañu dund ba génn àdduna kenn du leen xàmme lu dul nitu yàlla yu mag yi ñu xool kii xam ni kii grade xutbu zaman la yore mais yàlla joxu ko pouvoir mu war ko dox ci monde shahada ndax dox na ko ci côté ruuxaaniyu ba noppi soo koy judd ci monde shahada wàllu réincarnation lañ koy tuddee ci processus de réincarnation lañ koy delloosi te ñooñu bu ñuy dund dañuy dund boo xam ni dund mystique la dañuy dund boo xam ni ci côté lumière lay dellusi waaye ñi leen di ràññee di leen xàmme mooy nitu yàlla yi te pourtant la ca gën a yéeme mooy ñooñu bu yowmal qiyaam jotee bu ñu rëddee cercle bi 325 xutbu zamaan yi war taxaw ñoom dañuy nekk ci biir cercle bi donte nit mësu leen miin ci monde shahada ñu yor yat bi di doxal mission zaman bi fekk doxal nañ ko ci wàllu ruuxaaniyu mais teewul ñu dugal leen ci processus de réincarnation bi kon la nga cay dégg mooy processus boobu li muy yaatu yépp te xayb di ko reconnaître benn bu ci nekk xayb mi ngi ciy bàyyiloo xel mystique yi ndax am na ñeneen ñu gëm ni nit mën na dem ba bu dul domaine mystique mu dellu si ci beneen processus de réincarnation mais bi xayb reconnaître te ruux yi ca xayb la ñuy jóge parce que ruux mënul jóge fu dul xayb moo tax bi xayb reconnaître mooy bi dellu ci domaine mystique yi looloo tax nga mën a gis nit mu dund yoo xam ni jotoon na ko dund bu yàgg njàngat bi ci nekk nag mooy nitu yàlla boo gis rek yàlla may na ko pouvoir bu tolloog mu mën a wut ku mu délégué ci monde shahada ci mission axiru zaman moo tax ngay gis nitu yàlla mën a tànn délégué bu tànnee déléguém nag délégué bi du bokk ak wàllu réincarnation bi mais day bokk ci la ñoo tuddee ni koo xam ni hijab la parce que ki ko indi ci monde shahada boole ko ci mission bi kooku moo ko tànn mais ci kooku la bokk bu kooku dee axtaab ci kooku la bokk bu kooku dee xutbu zaman ci kooku la bokk bu dee kookoy ci ñu teral ci kooku la bokk mais yàlla daf leen di tànn ni muy tànnee ruuxu góor yi noonu lay tànne ruuxu jigéen yi kenn ku ca nekk mu am côté bum la ca dénk waaye nag dina fexe ba ki nga xam ni moo la tànn ci xayb délégué la ci monde shahada nga teewal ko ci 124 000 prophètes yi ñi yàlla yónneeg ña mu yónniwul ñëpp ci wali yàlla yi ñi nga xam ni jot nañu wàcc ci monde shahada ak ñi des ci xayb ñëpp
ci góor ñi ak ci jigéen ñi kenn ku ci nekk yàlla dina fexe ba ki nga xam ni moom nga délégué ci monde shahada moom nga doon délégué ci monde shahada sa ruux di entrer en communion ak moom. moo tax léeg-léeg bari na koy gis ci gént wala nga koy gis ci côté baatin fekk na am nga lu ngeen bokk ci xayba boo demee ci maître mystique yu mag yi dañ la koy jàngal ndax ñoom buñ la xoolee rek dinañu xam ndax yow ci délégué xayba yi nga bokk wala déet. kon réalité bu am solo la looloo tax liy feeñal ruuxu doomu aadama ci bu duggee ci yenn côté yi nga xam ni miinu ko li koy feeñal mooy wàllu zikr. xam nga léeg-léeg di nga dégg kuy zikr nga dégg muy wax ni bu déggee ñuy nettali histoire sainte daf koy jaaxal. xam nga lu tax mu koy jaaxal ndax bu jàngatee tuuti day mel ni li ñuy nettali moom jotoon na ko dund wala bu ko jotul dund aussi moment bi ñuy évoquer histoire sainte di nettali na moo doxe rek day mel ni moom dafa jàkkaarloog loolu di ko dund ci moment boobu. gis nga loolu la ñoo tuddee formation spirituelle. loolu la ñoo tuddee formation spirituelle parce que formation spirituelle bokkul ak karama. yàlla defal na yonent yi formation spirituelle ba seen formation mot mu soog a leen di jox mu'jiza pour ñu mën di montrer preuve nit ñi nga xam ni soxlawuñu lu dul preuve bu ñu gis ak seen bët. waaye wali yi aussi majorité bi Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif defal na leen formation spirituelle ba noppi soog a leen di jox la ñoo tuddee karama. moo tax ñaar ñi bokkuñu te pourtant formation spirituelle moo ëpp doole karama parce que formation spirituelle bu motee ci nit ki suñ koy nettaleeti histoire sainte wala ñu koy nettali loo xam ni dafay dellu di relever wu ci domaine xayb moment biñ ko koy nettalee rek day mel ni ay bëtam mi ngi jàkkaarloo ak loolu day mel ni dafay gis loolu même bu dee daf ko dégg ci waxtaan nii teewul ci jotaay bi ci shahada bu ñu koy évoquer lu jëm ci xayb day mel ni ay bëtam ñu ngi koy gis buñ koy évoquer ay moment yoo xam ni jot na passé ci xayb day mel ni daf ko fekke woon tellement que lépp day clair ci moom. loolu bu amee ci nit formation spirituelle bu mot lay dëggal ci moom te formation spirituelle nag bu xasee ba mot li ci des yëpp mooy yàlla dénk wali yi karaama li ci des li yàlla dénk yonent yi mu'jiza yooyu pour ñu mën yore preuve boo xam ni moom la ñuy doxalee seen mission la. mais gis nga domaine yooyu yëpp nag Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif mi ngi ko delloo ci côté zikr. mi ngi ko delloo ci côté zikr parce que nit dina nekk benn jëmm ci benn temps yàlla dogal mu dund ak personnage boobu mu incarné woon ci temps boobu mais yàlla dogal mu dund ba temps boobu passé mu génn àdduna enregistré woon ruuxam ca barzak ñu delloo ko alamul arwa mu judd ci beneen famille dellu si. waaye gis nga bu zikarul mën na dund ba jóge fi te du xam ni personnage ba mu jotoon incarné. lu yéeme la ndax mbir mi yàlla daf ko tënk ci côté mystique. bu zikarul mën na dund ba jóge fi te du xam ni moom personnage nangam ci jamono sàngam moom moo ko incarné woon te nitu yàlla yi bu ñu jàkkaarloog moom dañ koy xam. li ko koy wax nag ci monde shahada mooy zikr boo xam ni dafa ci am ndigal te di ko teg ci yoon mooy tax mu mën a trouver ki mu doonoon. moo tax boo demee ci xay bu ñu tuddee zikr wàllu yëg-yëg wàllu yëg-yëg bañ ko tuddee rek fàttaliku yàlla waaye ñu ni yëg yàlla la ndax boo yëgee yàlla rek nee nañu mu wax la ki nga doonoon. lu am solo la waaye teewul su mbokk moomu dundoon fekk yàlla dogaloon na mu réincarné beneen ruux boo xam ni jotoon na dund ci benn zaman mais gis nga bu dundoon nit ba génn àdduna fekk jotul woon jaar ci zikr dund na ci beneen zaman ba génn àdduna te jotul woon yëg ci shahada ki mu doonoon bu yàgg mais bu génnee àdduna xam nga kañ lay yëg ki mu doonoon bu yàgg su fekkee jotul jaar ci zikr
bisub yowmal qiyaam la koy yëg ndax day ñëw ci malaayika bi enregistré ñiy taxaw mu xool turam wax ko tur bi mu njëkkoon doon bi mu jotoon a judd su booba mu jaaxle ni pourtant bi ma juddoo maa ngi judd ci famille nangam diw laa doonoon malaayika bi daal di koy rectifier wax ko ni ko ci jamono nangam diw moomu ñu doon tudd daan nga ko dégg mu ni waaw mu ni yow la mës ne yàlla changé yaramam sur le champ mu taxawee visage yu jëmm jooju karaw yi jëmm ja amoon mu am ko responsabilité bu jëmm jooju amoon mu am ko mais toujours day dellu ci domaine mystique kon da ngay gis ni yàlla dafa tëjee xayb mais nag bàyyi ki nga xam ni pouvoir am àgg na ca mu comprendre la fa ne ki nga xam ne nag volonté am àggul foofu yàlla bàyyi ko ci benn côté muy aaya ba la mu wax ya ma'shara al jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min al aqtaari samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultaan waaw la tanfuzuna illa bi sultaan lu dul avec l'aide d'un pouvoir illimité waaw ndax yàlla nee na permettre naa leen lu ne yéen xeetu nit ak xeetu jinne permettre naa leen même yeneen découverte mais découverte yëpp pour ngeen enregistrer ko il faut ngeen amee un pouvoir illimité mooy zikr salatul fatiha ya ma'shara al jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaari samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultaan kon réalité bi toujours ci loolu lay dellu si waaye yooyu yëpp ruux bi nga xam ni daf koy dund su fekkente ni bàyyi na xel boppam lu nekk yàlla àttan na ko jox waaye bu bàyyiwul xel boppam itam dañu naan dafay xaw a tàyyeel te boo tàyyeelee ba yóbboo rek côté li jëm ci wàllu mysticisme nga daal di ci noppalu ndax mysticisme la mu miin mooy ko am volonté ca la muy def mais am aussi détermination waaye itam nag ki gën a gaaw pour tegtal la yoon bi mooy ku xam yoon bi lan la ndax ni ñu ko waxee yàlla limité wul doomu aadama doomu aadama mooy limité boppam waaye yàlla limité wul doomu aadama ndax dès l'instant que yàlla jël ruux def ko ci doomu aadama rek limité tukk ndax ruux fu nekk la mën voyage xaarul qiraa bi ngay dégg ak qadaratul ilahiya bi ngay dégg ak réalité xayb ya ngay dégg ak benn bu ca nekk ruux mën na ca voyager di enregistrer la mu cay enregistrer ndax yàlla loolu rek la wax tijji na bunt bi donte bunt ba ñu bari defoon nañ ni dafa tëju yàlla tijji na ko yàgg na tijji bi mooy réalité ba mu ca def ca interpellation wam ba mu def ya ma'shara al jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaari samawati wal ardi fanfuzu la wax la tanfuzuna illa bi sultaan kon yàlla tijji na xaqiqa ba na mu tijjee xaqiqa ba mooy illa bi sultaan lu dul avec l'aide d'un pouvoir illimité boo amee volonté bi am détermination bi yàlla jox la pouvoir bi waaye réalité boobu nag ruux bu ko comprendre rek lu ne mën na ko yëg waaye boo ko comprendreul doo xam ni am na ñoo xam ni bu ñu génnee àdduna au lieu ñu enregistrer leen barzak dañuy dellu enregistrer leen ca réalité ba ñuy jóge woon te muy alamul arwaax am ñoo xam ni bu ñu génnee àdduna ñu enregistrer leen barzak parce que barzak la ñu war dem am na ñoo xam ni yàlla bindal na leen processus de réincarnation boo xam ni mën nañu incarner ñaari personnage yu bokkul ci ñaari temps yu bokkul moo tax bul jaaxle boo déggee wali yu bu la wax dundoon naa ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bul jaaxle lii farata ci jamono jum la ko waxi mooy nga laaj ka kan nga doonoon parce que yàlla permettre na ay nit lu mel noonu yàlla permettre na ay nitam lu mel noonu waaye bul jaaxle it bu la wali yu waxee dundoon naa ci jamono Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani laaj ko rek kan nga doonoon lum la wax nga doy loo ko parce que yàlla may na ay jëmm lu toll noonu
te itam nag ñiy dund yooyu dund bu riche la ñuy dund ndax dañuy bokk ci ñi nga xam ni histoire sainte dafay nekk ci seen rox moment bu ci ne dañu koy enregistrer ndax jotoon nañ ca dund te lu nekk yàlla dina ko maye ci côté mystique ndax léeg-léeg nit laata muy gane àdduna yàlla jël roxam visité loo ko monde yépp béréb bu ne yàlla wan ko nga gis mu juddu di xale bu ndaw lu ne mu gis ko te ay mag gisuñu loolu mu jaaxal leen fekk moom laata muy juddu ci état nuraani yu ba mu nekkoon jotoon na visité lu ne bi mu demee ci état ruuxaani yu jotoon na visité lu ne moo tax bi mu ñëwee yàlla bind ko mu nekk doomu aadam juddu ci shahada fekk lu bare fàttaliku rek lay doon ci moom ndax jotoon na ci teg bëtam ci xayb ndax yàlla lu nekk lay maye moo tax réalité yooyu yëpp soo demee ci xayb dañ koy jàngale réalité yooyu yëpp boo demee ci xayb dañu koy jàngale waaye benn buñ la jàngal bu ñu la ne tomb 1 bi day dellu ci wàllu mystique ni la tomb 2 bi day dellu ci wàllu sayxu tarbiya parce que yëg nañ ne sayxu tarbiya moo la mën a permettre nga vivre lu ni mel te nag xayb lu nekk nga fa waaye nitu yàlla yi caabi ya ñuy yore lu nekk it néeg nañ ko wax naa ko fi benn jamono ma ni gis nga lu tax tooñ wëli yu wóorul lu tax tooñ wëli yu yàlla wóorul am na wëli yàlla yoo xam ni boo leen tooñee dañuy bloqué sa digganteeg xayb sa dara dootul marché ti turu yàlla boo jàngati dootuñu ko agréé zikr ba nga daan def sa tarbiya dootuñu ko agréé loo jàngati rek dootul dem fekk bloqué nañu sa digganteeg xayb yow na nga des di dund ci shahada rek dafa ni yàcc ne fekk sa dara dematul te ci xeetu wali yu yàlla yi am nañu ci yàlla may pouvoir boobu moo tax di ci bàyyi xel farata dëgg la tabarakallah di ci bàyyi xel farata dëgg la waaye yëg ni yàlla itam bind na waaye aussi insisté na ca diversité bi tax mu bind ku nekk ak xeet bam la boole ku nekk ak ca langue bam la dénk waaye ku nekk it façon taxawaay ba mu bëgg nga am ko li ci des nag di dellu ci moom lay dellu ca moom mooy la nga xam ni moom mooy xool ku ko neex mu jox ko réalité ba nga xam ni mooy xool nam ko neexe mu séddalee ko noonu te loolu nag lu jar di bàyyi xel la lu jar di bàyyi xel la moo tax gis nga monde shahada mbiram neex na àtte mais monde xayb lépp day dellu ci wàllu loo xam ni xel sax mënu ko natt lépp day dellu ci wàllu loo xam ni xol sax mënu ko àttan waaye nag xol boo xam ni yàllaa ci nekk ba jeex tàkk xel moo xam ni du xalaat lu dul yàlla moom dina mën a àttan lépp ndax xayb lu muy rëy yàlla moo ca nekk kon ci réalité laa ilaha illallahu lay dellu te bu ko nit miinee ca zikr day dellu ci baatu fahlamu annahu laa ilaha illallah njàngat ba mu cay def njàngat booboo koy jàngal lépp njàngat boobu ñoo koy jàngal lépp ba diggante xayb ak shahada dootul doon jóge ci dëkk dem ci dëkk mais day mujj nekk benn ci moom teg sa tànku ndeyjoor ci monde shahada dugal sa tànku càmmoñ ci monde xayb teg sa tànku càmmoñ ci monde shahada dugal sa tànku ndeyjoor ci monde xayb parce que day mel ni kuy dox rek tànk bi bu jiitoo beneen bi topp ci su beneen bi jiitoo beneen bi topp ci te noonu lay mel ci moom waaye réalité yooyu yëpp Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif mi ngi ko delloo ci salaatul fatiha moo tax lu ëpp salaatul fatiha amul lu ëpp salaatul fatiha amul lu ëpp jawharatul kamal amul lu ëpp la ilaha illallahu amul lu ëpp istighfar amul te loolu boo ci d'accord da nga yëg ni kon lu ëpp tariqa Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif kon amul te ci réalité boobu yëpp fa nga ko mën a njàngate sa wàllu rox noo koy yare mi ngi ci biir organisation bi am ci xayb mi ngi ci biir xaqiqa yi am mi ngi ci biir réalité yooyu yëpp nag benn rek la mooy bi Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif agréé parce que ku mu bëgg nga dund ci wàllu réincarnation ci nga ci dund ku mu bëggul nga dund ci doo ci dund ndax ay processus rek la mais processus bu ci ne balaa muy dugg ci monde shahada faw Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif signé ndax mooy xatmiya bi faw mu signé moo tax bari na nit
dundoon na ci benn zaman bu yàgg te xamul woon ki mu doon ba jour biñ ko koy révélé jour buñ ko révélé nag mu soogay comprendre. bari lu nitu yàlla bu bari cër def la déléguém te xamoo ki la def déléguém kan la ba jour buñ la koy révélé. mais yooyu yëpp boo jaaree te zikr communion bi muy doxal sa diggante ak état bi nga nekkoon ak communion bi muy doxal sa diggante ak personnage bi nga incarné si ngay dem ba comprendre ne xayb dëgg la lépp ay mystère la waaye yàlla bàyyi na ca ay réalité yoo xam ni kenn ku ko sa ruux nangu rek yàlla defal la ko ci te lépp nag barke la lépp xaqiqa la lépp leer la waaye lépp it ci Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif borom leer gi lay dellu. kon tabarakallahu loolu rek la ñu indi woon comme waxtaan di leen ziyaara di ñaan yàlla na yàlla taxawu leen taxawuñu ci zahir ak ci baatin ci barke yonent bi barke Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif radiyallahu taala anhu. assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.